tudd Ramata Niang dëkk Parcelles Assainies unité 15 nekk bàjjanu gox ci unité 15 waaw. mais bokk aussi mouvement ànd defar. bokk aussi ci mouvement ànd defar Parcelles Assainies et environnement waaw. d'accord waaye tey ñu gis ngeen di dund situation bu doy waar lii xewoon na fi daaw ren encore ñu gisaat ko fii yéen déjà en tant que ay jigéen en tant que ay yaay am ay njaboot nan ngeen di dundee situation bi nii. ñun en tant que ay jigéen en tant que ay yaay ni ñuy dundee situation bi mooy sonn rek sonn nañ jaaxle nañ ba fi jaaxle yam parce que lii chaque année nii la inondation guddi inondation bëccëg dafa metti ndax dañoo toll ci période boo xam ne période sibbiru la période feebar bi nga naan Covid 19 dañoo toll ci biir période boobu te loolu kenn ku ne xam na ne àndut ak ndox àndut ak salte te ndox moom fu mu nekk rek salte commencé am fa. kon nag comme loolu la ñu yàlla jagleel muy ndox mii ah sonn nañ de ku ñu ci dimbale ñu jël dañuy woote rek pour ku ñu ci dimbale ndax gis nga tabaski gi jàll mboolem ku rey sa xar ci biir ndox mi nga ko rey ci biir ndox mi nga ko fees déchets yi ci biir ndox mi nga ko sotti foos yëpp fees nañ foos yi ak ndoxu taw bi ñooy ànd instant yi ndax nappe d'eau bi dafa jóg ànd ak ndox mi foos yi kër goo ci dem foosa ma ngay ball mënuñ ci dara oto mënu koo manque kon nag bu ñu amoon ku ñu dimbale rek ngir yàlla dindil ñu ndox mii wax dëgg yàlla di ñu arrangé ndax ay boroomi njaboot lañ ay boroomi njaboot lañ ay màgget lañ fi yore ay xale yu tuuti lañ fi yore ay jigéenu wérul lañ fi yore tamit ay père de famille yoo xam ne dañoo war a xëy liggéeyi lañ fi yore xam nga yow bu fekkee da ngaa nekk ci ay jafe-jafe doo mën a nelaw boo nelawul ba yandoor sa liggéey dina tardé kon nag nañ ñu dimbale rek ci ndox mi dimbalee ñu rek dindil ñu ndox mi loolu lañ bëgg. mais kan moo leen war a dimbali si ndox mi loolu nga yaakaar kan moo leen parce que est-ce que mairie bi nga xam ne moo ñu njabootu ñun ñëpp est-ce que mairie bi mu ngi fi ñëw mooy mairie Jaxaay bi. mairie bi nga xam ne moo ñu njabootu ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñun gisuñu ko de ñëwu fi yónneewu fi ñun ndox mi moom la ñuy dundee ak moom ak suñuy moyen bopp ñun daal fi mu ne nii suñuy moyen bopp la ñuy demee waaye gisuñu mairie gisuñu autorité gisuñu kenn ku fi ñëw dimbale ñu te dañ ne Parcelles Assainies assainissement lañ ci xam ndax dañoo fay suñuy droit ba mat sëkk wax dëgg yàlla war nañ ñoo dimbali defal ñu si ay assainissement. yéen fay ngeen réellement donc assainissement bi. ba mat sëkk nag. kon nag lan la ñuy xaar pour assainiral ñu dafa jot ñu assainiral ñu parce que situation bii mi ngi bëgg a ëpp loxo ndox mi yoo yaa ngi ci jaan yaa ngi ci mbott yaa ngi ci lépp a ngi ci biir ñun si danger la ñu nekk nii toog ci. kon da nga si gis parfois ay jaan. ay jaan ak lépp a ngi ci biir ndox mi te nag dañuy xuus si ndox mi pour jàll ndax xam nga ne loolu dara gënu koo nekk risque kon nag nañ ñu dimbale rek encore une fois defal ñu solution ci ndox mi. te solution mooy def assainissement bi benn yoon. assainissement rek mooy solution bi gis nga moto pompe bii nga gis nii mënalul ndox mi dara boo xoolee 15 bi ba mu daj jàll unité 9 ak yeneen unité yi boo xoolee loolu xam nga ne moto pompe mënalu leen dara nañ ñu assainiral ngir yàlla assainissement rek lañ leen soxlaal nañ ñu assainiral rek ñu am jàmm suñu njaboot am jàmm réew mi am jàmm parce que tamit feebar bii am nii. àndut ak lii de te yéen a ko gisal seen bopp mbalit meeg salte beeg ndox meeg yoo yeeg lépp ci biir te comme feebar bi dañ ne na ànd ak set lii moom àndut ak set te set moom bu amul wér-gu-yaram du mën a am mi ngi. jërëjëf soxna si. soxna si jox man la Mariama Gueye madame Diop secrétaire générale du mouvement ànd defar de Parcelles Assainies et environnement. d'accord dëkk fii unité 15. maa ngi dëkk unité 24. unité 24 waaw. tey ñu nekk fii si unité 15 gis fi benn situation bu xaw a yéeme mooy gis nañ ne fii déjà ndox bi bari na fi muy benn deuxièmement aussi tamit am na leen lu mu seetlu moom mooy fii nappe bi dafa yéeg trop da ngay gis sax da ngay dox si suuf si di nooy comme si daal du doy waar daal. yéen en tant que ñiy dund situation bi yéen lan ngeen koy dundee affaire bi nan la leen affecté économiquement socialement si seen côté famille nan la leen affecté. waaw li ñuy dund fii moom metti na torop parce que ñun dañoo dëkkoon Pikine jóge ci ndox ma wut fu ñu daw làqu muy Parcelles Assainies Kër Massar lii ñu ñëw jënd fi suñu terrain tabax fi dëkk fii ñun ak suñu njaboot di fi suturloo ñëw ñu waxoon ñu Parcelles Assainies la ñu ñëw fekk fi des parcelles non assainies parce que ndox baa ngi nii sonal ñu trop psychologiquement jàpp nañu parce que mënuñoo génn fenn te xalaatuñu ndox mi suñu doom yi suñuy jàng ci biir ndox bi la ñuy xuus dem
ñun ñu ngi nii lu ñu mënti def ci biir ndox bi la ñuy jaar dem muy situation bu metti boo xamee ni ñaanu ñoo woon yàlla dundaat ko te ñu ngi koy dundaat fii ci parcelles yi ñu sonn trop nag waaw. en tant que aussi ay jigéen dina métti quoi di soo bëgg a dem marché bëgg a chaque fois di jéggi ay briques loolu situation bu jafe la ah. situation bu jafe la mais amuñu ci pexe amuñu ñàkk pexe moo tax ñu koy def ndax fi lañ dëkk ak suñu njaboot jënd fi suñu kër investir fi ñëw dëkk fi ñëw fekk fi lii kon dañuy obligé rek di jaar ci biir ndox bi di dem ak a ñëw ci la ñuy dem marché ci la ñuy def lépp sonn nañ trop suñu mag ñi génnatuñu aussi. waaw surtout tamit ñu nekk si moment boo xam ne moment Covid. mais li may laaj rek moom mooy est-ce que autorités locales yi d'abord ñëw nañ fii pour masawu leen coono wala boog enquérir situation bi nga xam ne moom ngeen di dund yéen. man de gisaguma ko bi ma fi nekkee ba léegi musuma gis benn autorité bu fi ñëw xool fii suñu situation ñu ñuy dund du mairie bi ndax ñun ñu ngi bokk mairie Jaxaay mais musuñu koo gis bi ma fi dëkkee ba léegi muy am inondation ba léegi musuma ko fee gis mu ñëw fi xool suñu situation xool nañ lañ toogee defal ñu wala lenn musuma fee gis lenn man ñun daal ñoo ci nekk. di kërti avec les moyens du bord. waaw voilà avec les moyens du bord ñu ma gis ne dafa mel ne da ngeen jënd benn moto pompe bu bees yéen waa ànd defar. waaw ñun waa ànd defar ñoo booloo jàpp ku nekk def sa doole ak li nga am ak li nga amul yëpp ñu góorgóorlu ba jënd benn moto pompe pour soulager un tout petit peu rek suñu population bi léegi ñu koy évacuer ndox bi di ko jëmalee ci terrain bu nekk fii. parce que nit ñi sonn nañ trop ñun daal boobu ba léegi ñoo ngi fi ku nekk def nga ci li nga mën ak li nga mënul yëpp ñu dajale jënd pompe bi pour ñëw soulager un tout petit peu population bi. voilà tey soo doon wax dara benn kaddu rek nga bëgg ko wax autorités locales yi nekk fii ban kaddu lay doon. ah suñu autorités locales yi li ma leen di wax yëpp ñoom xam nañ ko parce que ñàkkul ne buñ fi dëkkulee seen mbokk mi ngi fi wala kenn ku ñu xam mi ngi fi ñu ngi ñuy romb di dem ak a ñëw mais ñoom fi ñu dëkk taawul moo tax sonn ñu ci ma leen di ñaan nag suñu mënulee dañuy dem mën ñu mën bàyyi ñi mën ñu ñëw def parce que sonn nañ trop gisuñu dara loo xamee ni def nañ ko fi loo xamee ni mën nañu soulager un tout petit peu du dara du ci lenn nag man gisaguma ko bokk teguma ci sam bët te je prends tous mes responsabilités gisuma ko te lu ma gisul duma ko wax gisuma ko sonn nañ trop. jërëjëf soxna si merci beaucoup jërëjëf. mën naa remercier laay ba bu baax a baax ndax dañoo ñëw fii fekk ko fi mu dalal ñu boobu ba léegi ñuy daw ci coono population bi gis nañ li muy def bu baax ñu koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér di gërëm tamit membre mouvement bi yëpp ñu nekk ci biir groupe bi yëpp rawatina ak les membres actifs ñi nga xamee ne seen loxo jógu ci benn yoon ñoom Mouhadji Lam ñoom Abo ñoom sëñ Abo ñoom présidente suñu GIE bi muy Ndeye Jaxeer ñaar di ñoom Soxna Astukañ trésorier di ñoom Modou Fall di ñëpp fàttewuma kenn ñoom Amar Seck ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dina leen gis ne ni ñu taxawoo mouvement bi. waaw mais dafa am benn affaire bu ma seetluwaat quoi moom mooy Parcelles dafa mel ne dafa commencé am division quoi parce que gis naa ay mouvement yu bëri léegi di jóg léegi est-ce que loolu du yàq liggéey bi nga xam ne moom ngeen entamé woo. waaw loolu moom ci la ndax ku nekk yaa ngi jóg dañoo war a booloo ndax booloo mooy doole bu kenn dee def ñu xamee li muy def gisu ci intérêt personnel am intérêt la pour tout le monde ñëpp ko war a jàppale mais tamit suñu fii neexut a xeexal ndaxte division bi daal moo bëri ku nekk yaa ngi jéem a wut loo sa kiiwu bopp te booloo la ñu wax ne moom mooy doole waaw mbooloo moom mooy doole ñun nag moom ku ñëw dañuy dem ku ñëwul dañuy dem ñun daal ñi ngi ci moom li ñu mën yëpp ñi ngi ko ci def nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñi ngi ci école yi ñi ngi ci poste de santé yi ñi ngi fépp lépp lu ñu xamee ni opportunité la pour indi ko ci dëkk bi rek mu dimbali ñu rek ñi ngi ci waaw ñi ngi jëng ci tous les plans rek. jërëjëf sax. Amadou Ndiaye laa tudd di Mara. Amadou Ndiaye di Mara. dëkk fan unité 15 ah. non unité 23 laa dëkk. unité 23. mais dañ la fekk fii unité 15. gis fii benn situation bu doy waar. situation bu xaw a catastrophique même à la limite. parce que gis nañ fii ndox bi daf leen submergé daf leen wër de bout en bout. à perte de vue damay gis ne sànq moo déplacé damay gis ndox. yéen déjà yéen ñuy dëkk si unité yi 15 23 wala 24 wala unité 9 nan ngeen dundee situation yi. waaw comme constat bi nga def rek pratiquement fii moom lu ci nekk si ndox moom ci Parcelles Assainies bëri na quoi. man unité 23 laa dëkk mais instant bi ni moto pompe fu ñu koy installé unité 15 la pour l'instant pour démarrer travaux yi comme constat bi nga def le plus souvent mooy loolu que ce soit mu nekk 15 23 9 instant bi ndox mi nu mu fa bëree dafa ëpp quoi donc ñun en tant que habitants yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci population bi taxawaay buñ ci mën a def ci côté boobu moo nekk au moins jéem a def yenn activités yi nga xamante ne dina permettre mu débarrasser ndox mi loolu moo waraloon sama déplacement ñëw fii donc pour ànd ak sama grand Ablaye Ba moom mu jiite mouvement ànd defar bi.
voilà donc activité bu ma fi gis ngeen def moom mooy gis naa benn moto pompe dafa mel ne bu bees la ngeen bëgg évacuer ndox bi déjà ndox bi bëri na est-ce que yaakaar ngeen ne seen moto pompe bii mën na def le travail. non moto pompe bi mënul def tout le travail ndaxte boo gisee yow constat bi nga def sànq rek ndox mi bëri na fi trop ndox mi bëri na fi trop boo xoolee lu wër si cité yëpp unité yëpp ndox mi dafa fees dell ndox mi dafa fees dell benn moto pompe bi kese mënul def travaux yëpp mais tamit comme moto pompe bi kese mënul def comme ndox mi bëri na fi ñun tamit duñ toog à chaque fois di xaar état wala di xaar mairie genre yooyu noonu avec maigre moyens yi nga xamante ne am nañ ko yi nga xamante ne mouvement anti defar bi am nañ ko si njiitalam Abdoulaye Ba moo tax ñoom ñu jël initiative boobu pour jënd benn moto pompe nga xamante ne dinañ mën a soulager souffrance population bi ndaxte boo gisee instant bi situation ba xew fii nii c'est catastrophique dafa métti fii sax moo tane par rapport ak yeneen unités yi boo demee unité 9 pratiquement li fi nekk ci ndox kenn xamul lu mu toll boo demee unité 14 tamit la même chose donc lii nii début la pour timin di ñaax yeneen mouvement wala yeneen autorités yi nga xamante ne ñu ngi nekk si dëkk bi pour ñu ñëw dimbali askan bi ndaxte instant bi moom boo xoolee situation bi instant bi franchement c'est déplorable quoi. bon yow en tant que jeune d'abord en tant que jeune war a am benn relation ak autorités yi yow autorités yi lan nga leen wax surtout donc autorité municipale bi nga xam ne moo nekk si localité bi nii. max surtout autorité municipale bi li ma la ñuy wax ndaxte fii boo xoolee instant bi action. lan lañ mën a def mooy régler situation bi daar même problème assainissement bi nga xamante ne ñu ngi koy wax assainissement instant bi ndox bi mu ngi sur place mënuñ jël à 2 jours 3 jours pour def fi problème assainissement yi population bi topp na leen si durant des années ñu am ay sourds yi nga xamante ne luñ ci war a def de defuñ ko ci donc je pense que ñoom bu lii nga xamante ne jeex na évacuer ndox bi yi nekk ci parcelles yi moo gën a nekk priorité wut seen moto pompe yu doy ndox mi ñu xool fu ñu ko mën a centraliser ko évacuer ko ñu nit ñi mën a dem doxi seen occupation yi ndaxte boo xoolee fii li fi nekk si ndox yow da ngay bëgg a génn sa doo mën a génn da ngay mujj di sol ay bot wala di sol leneen di xuus ndox mi di jàll mu mélanger en même temps ak ndoxu foncé xam nga loolu parfois ci condition yooyu noonu pour nga génn pour dem liggéey dafay xaw a jafe ñoom bu lii passé nga xamante ne ndox mi mu ngi nekk sur place ñu jéem a xool nan lañ koy dindilee population bi ñu jéem a régler problème assainissement wax ji man am na wax ju bëri ji nga xamante ne ñu ngi ko ci wax HLM moo war a def kii moo war a def HLM ak mairie pratiquement man gis ma ci différence ndaxte ñoom ñëpp pratiquement état la donc nañ jéem a xool ban solution lañ mën a mettre en place pour li nga xamante ne population bi ñu ngi koy jànkonteel fi chaque année ñu régler ko loolu kese moo nekk solution bi mais wax ju bëri jéeg tout ça yooyu noonu soxlawuñ ko fi ñu jéem a régler situation bi daal je pense que ak action yi nga xamante ne war nañ ko mettre en place ñu mettre ko en place action situation bi régler wu une bonne fois pour toutes ndaxte boo xoolee chaque année la chose ça se répète day répété te bu répété à chaque fois day gën a grave année dernière c'était comme ça mais ren affaire bi dafa gën a prématuré ndaxte problème mu l'année dernière bi bu ñu ko boolee ak tamit problème mu ren tamit accumulation yooyu noonu affaire bi dafay gën a yéeg moom moo tax la seule solution bu inondation yi passé je pense que ñoom ñu gérer problème assainissement te bu ñu sonal ak wax kii moo war a def lii kii moo war a def loolu ñoom lañ fi teg nañ jéem a xool nu ñu trouver solution je pense que daal loolu daal moo nekk li nga xamante ne en tant que autorité war nañ ko def ñun tamit en tant que jeune li nga xamante ne war nañ ko def dinañ ko ci def comme genre activité yi bu amee ñu ñëw xool nan lañ ci jàppale mouvement bi au moins pour ñu mën a génne ndox bi ndaxte ñun tamit duñ toog di xaar autorité yi duñ toog def ñoom buñ deful dara ñun dinañ jéem a def dara li nga xamante ne dinañ mën a génne ndox mi pour jéem ko évacuer feneen en plus de ça di lancer beneen appel tamit population bi ñu am benn compréhension parfois ci yenn activités yi nga xamante ne yenn mouvement yi ñu ngi koy mëne ndaxte fii kenn defarul pour yàq nit ñi dañuy defar pour xool conditions yi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci parcelles yi pour gën a defar gën a ñoŋal conditions yi pour nga xamante ne ñëpp dinañ fi mën a dund confortablement loolu kese la mais parfois da ngay gis yenn situation yoo xamante ne ñëw pour pompage ngay gis yenn cas yoo xamante ne franchement c'est déplorable te loo xamante ne yaa ngi koy def da nga koy def rien que au moins pour débarrasser leen au moins catastrophe bu nekk fii nii. jërëjëf Cheikh bi. waaw asalaamaaleykum ñu ngi fii si parcelles yi unité 15 jàkkaarloog suñu grand Ablaye Ba bu ànd defar président wu ànd defar parcelles et environnement grand ñu nekk fii si biir parcelles yi gis fi situation boo xam ne dañ ko dundoon daaw ñu defoon daaw parcours ren parcelles yi unité 9 ak unité yu bëri gisoon situation yu doy waar ren ñu jàppoon ne situation yi dina améliorer yow mais on s'est rendu compte que la situation s'est empirée yow en tant que koo xam ne un acteur de développement nga xam ni am coono lool fii si commune bi rawatina si parcelles yi yow d'abord ban yëg-yëg
ngay am si situation bii nii Grand Laye. surtout situation boo xam ne évolué wul du tout. jërëjëf mon frère Amath Tidiane Diallo Darou Info partenaire u mouvement And Defar la yàlla def ñu bokk dëkk bi nga maîtriser fi lu bari di la nuyu bu baax nag di la jaajëfal ndax yaakaar naa ni place bi ma taxaw tey mun nga fi taxaw wax situation bi parce que wax nga ko daaw ànd nañ à l'unité 9 partout di wax ci situation bi di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal nag aussi membre mouvement And Defar yëpp képp ku ci nekk unité bu mu mën a nekk maa ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi dugal seen alal ñi nga xam ne ñu ngi conseiller ñi nga xam ne lépp jaral na leen ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen delloo vraiment njukkal ñi fi nekk nag Sénégal ak ñi nekk bitim réew parce que mouvement And Defar aussi am na ñu fi nekk mais am na ñu nekk feneen kon tey bu ñu yàlla dimbalee wax dëgg yàlla ñuy dund situation mel nii metti rek la ndax bërki démb am na benn femme boo xam ne dem ngeen fa ca kawam la daan jaar bërki démb am na lu ñu ko defal waaye ba ndox mi ñëwee yooyu yëpp dafa maasee waat demaat donc kon solution définitive ñun lañ bëgg yii c'est des solutions provisoires mais wax dëgg yàlla SNHLM quand je dis SNHLM c'est l'État fii ngeen di gis ni ci seen ginnaaw école la woon moo doon école unité 15 ñu jël ko morcelé ko jaay ko ay bon ñu def ko tey ay kër espace bii nga xam ni centre d'épuration la waroon doon muy rond-point bi ñu jël ko joxaat ko ay privé pour ñu def ci leneen le mouvement And Defar ñoo taxaw opposé ba tey le préfet arrêté loolu jox ko AGEROUTE pour ñu xool lan lañ fa mën a def lu dul impacté tali bi du lampe du ñu daal sant gisuñu dara loo xam ni tey ñi ñuy administré ñu ngi ñu koy defal rawatina état mouvement And Defar bind na la SNHLM du réponse bind nañu les 2 maires benn maire moo ñu répondre bind nañ le préfet jël na suñu lettre jox na gouverneur tey wax dëgg yàlla boole nañ ñu ci ay comité yoo xam ne ña nga ca mais wax dëgg yàlla pour bu may wax dëgg rek gisaguñu suñu bopp ci lenn loo xam ni tey les Parcelles Assainies de commune Jaxaay gis na ko loolu moo tax ñun ñu jóg jël suñuy moyen am nag suñuy xarit yu baax yoo xam ni ñoom it ñu ngi yore ay mouvement ñu bokk dëkk bi aussi ñu bokk aussi la ñuy def xañ na du ma cité tur waaye ñooña la ñuy def ca seen localité yi ñu dëkk ñun ñu di ko def ci sunu localité yi ñu dëkk xañ na yàlla dinañu mës a boole ñun ñëpp ñu àndandoo pour mun a génne ci nit ñi ci situation bi. waaw grand man ma am lu may seetlu nag quoi parce que l'année dernière comme ni ma la ko waxee bu ñu parcourir fii dafa am benn wax ju ma doon dégg moo wax ju xaw a doy waar mooy ñun xamuñu suñu maire ñun xamuñu ko xamuñu dafa ñuul xamuñu dafa xees mosuñu ko teg bët yàggul dara encore ma delluwaat si parce que ñu waxal ma la même chose grand yow lan ngay wax dëkk si localité boo xamante ni tey situation si amee ki nga xam ne moom moo njabooti ñëpp kenn du ko gis si situation yu mel ni waaw mais kooku dafa xam li muy dundee ak nit ñi parce que koo xam ne yow boo xëyee saaga ko bu subaa mu wala këram am lu mu la bokkal te nit ñi aussi ñoo neexut a dëmbale nañu waxante dëgg parce que fii da ngay ñëw di taxawal sa benn affaire yow Amath Tidiane ñëpp gis ni yaa ngi góorgóorlu di liggéey ñu mel noonu jël ñooñu teg leen ci suuf ne la waa ji bu mu fi réussir ñu di leen encouragé. te ma gis na aussi benn affaire bu bees fii si parcelles yi mooy dafa mel ne ay mouvement yu bees dafa commencé judd te est-ce que loolu dina yombal seen liggéey ngeen nga war a def benn synergie benn union autour de l'essentiel mais ma gis na ay mouvement yu bees mu ngi judd te yu xaw a doy waar daal te tamit est-ce que du ay politique rek ñoo rax si ginnaaw aussi tamit. mais Amadou fii dara beesu fi Ablaye Ba kenn du ko jàngal fii bërki démb dégg nga ma Koura Gueye ne Kéba bi dëkk fii magam Amadou Matar Ba ci biir biroom laa doon waaj a jàppanteeg moom loolu moo tax man la dara beesu fi ñun on a tout compris kenn ku ci nekk yaa ngi ut sa turu bopp pour ay solution man depuis daaw bi ñu jugee ci lii am na ñu ma doon àndal ñuy xool les solutions audience yi ma dem lettres yi ñu bind am na si ñoo xam dama doon ànd ak ñoom guddeeg bëccëg au passage may saluer
le courage ku ñuy wax Abo Gaye ñoom Seydi Lam Abo dafa ni kenn du ko gën a gore nekk bitim réew di def ñu yaakaar ni Sénégal la nekk mu ñëw Sénégal fu ñu teg suñu tànk mu teg fa tànkam kon ñooñu aussi dañ leen di saluer di jël seen alal di ci dugal donc situation yi nekk nii nit da ngay dëggu nit soo dëgguwul mooy loolu jamono ji nag ngeen baal ma ci yenn kàddu yi dañ may wax sax souvent damay wax sax yenn yi nit ki booy avancé doo gestu kenn mais dafa am fi ay bukki yoo xam ne dañu sangoo deru wéy te la ñuy dox guddi ak bëccëg suba ngoon ñun xam nañ ko mais ñun li ñu ñor mooy liggéeyal askan wi ku si ñëw danañ ko def ku si ñëwul danañ ko def moo tax nag ñuy sant yàlla bi nga xamee ni ñun sunu mouvement dafa yemul rek Parcelles Assainies tey am na yeneen localité yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom te gëm naa ni ci kàttan yàlla waxtaan yooyu ñuy waxtaan ak ñoom danañu fexe ba dëkk bi nu ñu ko changé ci situation yooyu kon di jaajëfal ñëpp tey bari nañu fi xañ na boo limee di nga am koo fàtte moo tax léeg-léeg je ne préfère pas lim moo tax rek ma tudd ku mel ni Abo ak Lam mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fii di def des actions mais daal ma wax la ci question boobu fii dara beesu fi te fii yaakaar naa ni bu dee ay école la bu dee fee ngay seen ne côté bee poste de santé la unité 15 ba ma ko bindee renouveler naa ko di ko bindaat di ko renouveler ñun loolu mooy suñuy objectif xool li fa war a am ñu am ko dem nañu pour maire recevoir ñu dem nañ la maire de Kër Massar recevoir ñu bind suñuy lettre. waaw loolu xawul doy waar nga bokk si commune Jaxaay mais sa maire du la recevoir ba yow beneen maire finalement mooy soo bëggee këyit moom moo lay jàppale pour nga am këyit loolu xaw na doy waar. waaw mais kon sant yàlla xam nga lu tax kon heureusement ba ñu amee vision ba ñuy defar suñu mouvement ñu ni ànd defar parcelle ak li ko wër kon tey kenn mënuñu freiner fu ñuy dem ndax am na suñu xarit yu dëkk Daaru Cubb bi ñu bëggee indi fii tey ay lamp dañ leen ko aaye mais dinaa leen seeti danañu bind àndandoo bind barki démb capitaine bi may woo ne ma pour ñu reboiser am na ñu ma ci doon waxtaanal mais léegi dama bëgg on fait des actions communales maintenant des actions communales ces mouvements là te ñun ñu bokk même vision bokk même ànd danañu boole ñun ñëpp suñuy force ñu synchroniser parce que aussi fii li ma fi gis politique bi dafa bari yow mënoo di xas maire guddi bu bëccëg guddi nga dem kër maire seeti ko man Ablaye Ba sam baat ci kaw maire du non am na yoo xam ne sax boo koy wax fii day am lu muy nuru. on a compris grand lay mais léegi yow moom ñu wax léegi sa action bi nga xam ne moom ngeen def ni ànd defar waaw gis na jënd ngeen benn moto pompe bu bees ak flexible vraiment flexible moom xam naa gudd na trop ça va faire des centaines de mètres ñëw ànd ko fii si terrain de football bi unité 15 bi pour vraiment verser ndox bi fii puisque donc ñi ni joué tunu donc yow déjà lii ba kañ ngeen siy jàpp parce que gis naa ne ndox bi si yàggee day dem ba ndox bi yëpp dafay am dañuy booloo parce que gis nga grand suuf si bëreetul si terrain dëgg la donc da ngay gis ne su yàggee nii day dem ba finalement fii yëpp ndox lay nekk lii lan mooy pexe grand est-ce que amul yeneen pexe yoo xam ni da nga koy wax pour que au moins donc le sous-préfet wala la préfecture wala boog la mairie ñu jéem ko def nu mu gën a gaawee parce que tamit pompe nii gëm naa ne su yàggee dootul sotti grand. waaw man moom la mairie du ma leen waxati quoi man damay wax ne li ma wax léegi rek les mouvements yi fi nekk te bëgg dëkk bi nañu wane seen bopp nit ñi jàppal leen ñu changer li fi nekk bon beneen bi mooy le sous-préfet Marcel le commissaire Ndong man mënuma lu dul di leen remercier et di leen féliciter Marcel bi yi weesoo woo nañu réunion ànd ak avec ONAS avec ministère inondation avec les sapeurs service d'hygiène bi ñu demee bi ma ko bindee sunu lettre yi ñu ko bind dem na gouvernance kooku la mu war a def ma ngi koy def xaj na ca kaw la bloqué le commissaire aussi démb avant ñuy def action bi wax dëgg yàlla waxtaan nañ ci lii mënul wëy parce que actuellement dañu war a ut suuf ay saaku pour jéem ci def bu mënee wëy ñu continuer su mënul wëy aussi ñu xool ban moyen la ñu mën a def parce que bëgguñu defar aussi di lorat suñuy dëkkandoo xaj na sax temps yi li ñu interdire booy yi terrain bi moom moo tax mais ñu am xalaatu terrain bi rond-point ba boo ko fa defee day dem ci say dëkkandoo unité 5 ak unité 6. commencé na am ndox léegi nag comme ñun amuñu ndimbal te le mouvement ànd defar dafa bëgg di wuyoo turam di ànd di defar ses membres toog xalaat ne nañu def lu mel nii nañu bu ñu xaar kenn nañ jënd suñuy pompe ñii joxe seen junni ñii joxe seen ñaari junni ñii joxe seen lenn amul benn politicien nag
bu nekk sunu ginnaaw. mu nekk benn solution bu conjoncturelle mais solution bu am importance quand même nga xam ni da nga koy def teew da nga koy def léegi. pour mu régler donc situation yi léegi nii. voilà mu nekk lu am solo aussi tamit. waaw Grand Laye donc mën naa ni presque tout a été dit. di la gërëm di la sant. di la wax rek bon seen kàddu ngay mujjee quoi surtout voilà. waa kàddu yi may mujjee damay wax ni le mouvement ànd defar kenn nekkul ci ginnaawam. le mouvement ànd defar dafa libre indépendant di dox le développement askan wi da nga ni léegi ay mouvement yu fi bees man la fii dara beesu fi ku xam Ablaye Ba dans les parcelles dans la commune de Jaxaay xam nga ni Ablaye Ba li ko ñor mooy nañu am lu baax nañu àndandoo def lu baax ay nit nag yàgg nañ ma fi woo mais su ma demee ba si ñoom gis ñuy def ay jeux de ruse wala ay yenn affaires yi man ma replier waat toog ndax dama ànd ak ay nawle ànd ak ay gor nag yoo xam ni chaque jour ñu découragé leen ci mouvement ànd defar mais tey la ñu gën a jàpp mouvement ànd defar kon ñooñu dama leen di sant di leen gërëm avant nawet bi di ñëw def nañu fii waajal nawet dem uti sunuy pelle mécanique def lépp fii ngeen di gis xóot-xóot bi gënoon na xóot nii ñun ñoo ko maasale woon mais ba léegi gis nga ndox mi mu ngi fiy jaar kon Amadou Tidiane dinañ la gërëm dinañu remercier ñëpp am na ñoo xam ne du ma leen tuddagum mais buñ demee ba ci kanam dinañ xam ni incha allah am na lu ñuy waaj pour lépp loo xam ne rek luy defar gox bi la. di remercier aussi suma jigéen ñi di remercier suma jeunes yi di remercier dëkkandoo yi di remercier ñoom Adama Paye ñiy taxaw ndax nit boo ñëwee da ngay observer te ils ont toujours observé ba gis loo xam ni yaakaar nañ ni ñun waruñu toog ñu di ñu defaral dañu war a jug ñu di defar. di remercier aussi Benjamin yi xale yi ndax wax dëgg yàlla lu may def ñoom Imam Ngom daara yi remercier ñëpp tout le monde waaw di remercier aussi Daaru Info di leen remercier bu